jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës liggéeykat yu Sentel di syndicat boobee nag door nañu ab grève juróom-benn fan la tey ji lañu ko tàmbali la ñu bëgg nag mooy ñu jox leen seenub ndàmpaay gannaaw ba nga xamante ni société boobee wari moo ko jënd waaye leneen la ñu wax tamit mooy ñu jox leen seen i avantage loolee nag aju woon ci licence bi ci atum 2009 code de la presse mujj nañu ko kon nangu ca conseil des ministres li des nag mooy ñu wote ko ci assemblée nationale waaye nag li ci taskatu xabaar yi di gën a tiit mooy décret d'application bi kañ la ndax loolu moom mooy mën a tax ñu jëfee code de la presse boobee waaye tamit bu ñu ko jëfee ba pare lan la mën a indi comme njeexital ci liggéeyu taskatu xabaar yi Bakary Domingo Mané taskatu xabaar mooy sunu gan tey jii maa ngi lay nuyu Bakary Domingo. maa ngi lay fay. kon ci kanam tuuti daanu faram-fàccee loolee nga xamante ni moom mooy code de la presse bi tanu daal di koy jàllale démb ni ma ko waxee rek ca conseil des ministres màggaluk Marial bu Popenguine ñu ngi koy waajal matuwaay yëpp nag jël nañu ko ngir xew-xew boobee lépp mën a jaar yoon ren ji nag mu yemook téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu yoon ñu di ko màggal dinañ fàttaliku nag ci bis ba li nga xamante ni moom moo fa amoon muy tukki ga fa Pape Jean Paul II amaloon loolu ci atum 1992 la woon football tamit daan ci àddu ak ci yaatal gi léegi-léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média niñ ko waxee ci ponk yi syndicat bi ëmb liggéeykat yu Sentel door nañu ab grève bu juróom-benn fan la tey jii nag lañu ko door ñoom liggéeykat yooyee di naqarlu li nga xamante ne nii nag moom la ñuy dund bokk na ci seen i ndàmpaay la ñu wax nañ leen ko jox ndax société boobee xam ngeen ni dañu ko jaay wari waaye tamit seen i avantage la ñu bëgg ñu jébbal leen ko loolee mu soxal licence atum 2009 bi leeral yi dañ ci ànd ak Chérif Dia. xëy nañ tëj seeni bureau dëddu kër gi di Tigo façon yéene nag dellu si juróom-benni fan ci weeru juin ñoom ñii di liggéeykatu Sentel yi daal danoo bank seen loxo dem grève leen métti mooy rek ay saafara yoo xamante ni ñu ngi koy sàkku ci seen direction générale jëm ci seen nekkin. dëgg la ñoom investisseurs étrangers dañuy jóge fële di dugal seen koppar waaye ba ñu dugal seen koppar dañuy utiliser des ressources publiques ressources yi ñuy utiliser Sénégal la ko moom donc sénégalais war na ci mën a jariñu externalisation bi yóbbu na 91 personnes 91 techniciens ak ay ingénieurs yoo xam ne ñu ngi Tigo bañ ci jógee dañ def départ volontaire bi xam ne yóbbu na juróom-benn fukki nit yi nga xam ne dem nañ te ñooñu ñu ngi taxaw fi di ko liggéey 250 personnes di ko liggéey moom ay cumul de fonction yu bëri am ay surcharge de travail yu bëri nit ñi di gaaw a feebar parce que boo liggéey bëri da ngay feebar am na ñoo xam ne ba bëri mënu ñoo jël congé ba léegi. leneen lu leen métti it mooy tànqamlu gi nga xamante ni direction générale bi mi ngi koy tànqamlu jëm ci wàllu prime wante tamit ay avantages yu nu amoon rek ginnaaw bi nu amee jafe-jafe ci licence ci atum 2009. Sentel bala moo nekk jeg bu rafet bañ koy jaay dafa nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay tolof-tolof ba mu nekkee ci ay tolof-tolof nag sénégalais yi ñoo fi nekk jàpp ci di ci liggéey jàpp ci wàññi seen bëgg-bëgg jàpp ci wàññi seen ay avantage ba aujourd'hui Sentel ci boppam Tigo ci boppam neex a sopp ba mu neexee sopp ba jaay bañ jaay ko nag wax dëgg yàlla ñun ñu fi nekkoon sacrifié wu def loolu yëpp mais wax dëgg yàlla war nañ mën a laat bëy baay. ngir defanteeg ñoom nag tax na rek direction générale bi jël dogal sàkku ci liggéeykat yi ñu bàyyil ko fi matériel yi mu leen joxoon bu dee ñoom dañuy dem grève. ba ñu envoyé mailu grève ne gars yi kat dañuy grève à partir de 10 heures ñi génn dañoo jot benn mail bu nga xamee ne direction générale da ko envoyé automatiquement ñoom ñi ne léegi nañu delloo bagage yi nga xamee ni moom la ñu dénkoon ci liggéey ma yaakaar ne bagage comme ay badge ak ay ordinateur portable ma yaakaar ne kat grève mooy suspension du contrat de travail boo grévé li nga xamee ne jox nañ la ko personnellement dans le cadre de son travail doo ko delloo ndax loolu suspension du contrat ndax da ngay dellu soit mu ngi mel ne boo demee congé ñoom ay badge la ñuy laaj ak ay ordinateur portable. liggéeykatu Tigo yi ñi ngi dem grève waaye ñi ngi dalal rek consommateur yi nga xamante ni ñoom ñoo abonné ci kër gi ne grève bi du tey réseau bi di wéy. Chérif Dia ñu di ko jaajëfal yéen ñooñee sax jéem ngeen jokkoo ak direction générale bu Tigo ñu tolloon na ci ab ndaje waaye bëgguñoo yëy yàbbi ci mbir mi ñu àddu ci leneen muy coowal suuf fële ca Jidda Caaroy kaw ab juma ju fa ne ci buntu ba nag dañu fay tabax benn kër loole nag ñu ne du dëgg du yoon borom juma ja ak nga xamante ni moom mooy tabax kon kër googee di borom terrain ba ku ci ne yaa nga yor këyit gu leer naññi ne nag am nga sañ-sañ ca loolee ngay def
waaye nag gis nañ ni ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkee ca jumaa joojee ñu cee bari ne ñoom sax teg nañ ci seen bakkan waaye nag liñ leen bëgg a jaay duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. am na sax ñeneen ñuy wax ni lu aju nag kon ci tabaxu kër googee loolee sax dakkaloon nañu ko gannaaw ab arrêté boo xamante ni nii préfet ba signé woon na ko waaye dañu gis ni ci mujjantal gi sous préfet bu Pikine bu daagu naan dafa am leneen loo xamante ni daf koo xaatim googee sax moo tax tey jii kon kooku mën a yeggaliwaat liggéey ba ñu teewlu ci sayt li ci micro Salif Sow. 12 waajur ñëw fii di xeex ak ñun ne day tabax buntu jàkka ji ñuy xeex ak moom ba mu xam ne mënatul mu ne ndax benn waaye daal di koy jaay terrain bi waajooju nag nii tey moo ñëw di ñu jaay doole dafa ne mën na fee tabax waaye waxoon naa préfet ci première interview bi ma ni maa ngi ko doon gërëm c'est parce que dafa arrêté woon waaye préfet na yëgaa ne la mu arrêté woon sous préfet dindi na ko arrêté baa ngi nii na yëg ne préfet na yëg ne la mu arrêté woon police dindi na ko arrêté baa ngi nii te incha allah li ñuy wax nit ñi mooy fii waa ji bala mu fee tabax ci sunuy bàmmeel lay tabax ba pare mu doog a teg première brique. après rassemblement bi préfet dafa arrêté lépp waaye suñu mbetteel mooy ñu dem sous préfecture adjoint sous préfet nañu warul woon génn ci média bi parce que li ngeen fa wax dafa ëpp parce que dégg naa ngeen ne deret dina tuuru ma ne ko dañu ne woon deret dina tuuru waaye bii bakkan mooy wat te waa ji bi mu fi ñëwee barki démb gis na ko bi mu fi ñëwee barki démb ne day tabax. préfet jël arrêté sous préfet jël levé su arrêté boobu ne nañ tabax police levé ko bi mu ngi nii ma yore ku bëgg ñu ñëw ñu photocopie ko moo ngi nii waa ji barki démb la ko yàlla natt mu daw bàyyi fi kayit yëpp c'est faux yëpp ci kaw la benn eggu ci biir espace yi mu war a bàyyiwu ko li gën a garaaw mooy ci kaw tiwo S2 yi la tabax beneen bi ci buntu jumaa ji xoolal distance bi nga xam ne ñetti sàppe dootu fi amati fii ak fii. waxoon nañ ko ci ponk yi fukki at a ngi nii ñuy daw ci ginnaaw code de la presse bi muy taskatu xabaar yi loolee nag ñu gis ni tey jii am na jéego yu ci am ndax lu aju ci code boobee kon daal dinañ koy nangu ca conseil des ministres mu des nag mu jàll ca assemblée nationale ñu voté ko waaye nag li ci gën a am solo mooy décret d'application ba loolee nag mooy laaj bu samp kañ la décret d'application boobee ndax loolu kese mooy mën a tax ñu jëfee code de la presse boobee Fatou Bintou Konté Thierno Laurent Mendy. projet de loi bi nga xam ne moom la ñuy wax code de la presse démb lañ ko saytu adopté ko moom mi di nguur gi ci conseil des ministres ba mu amaloon mu di décision boo xam ne journalistes yi rafetlu nañ ko lool. tey ñi bokk CAPIP tey war nañ kontaan tey ñu ngi envoyé ay message de félicitation par rapport au code bi nga xam te ne jàll na premier ci conseil des ministres bi ba ñu valider que adopté que lu mu war a dem assemblée nationale en procédure d'urgence donc loolu lu ñuy rafetlu lu baax a baax la et donc di sant gouvernement bi di sant di ñaan député yi ñoom it rapidement aussi ñoom ñu jàllale ko ba nga xam te ne léegi dañuy jàll ci li nga xam te ne mooy décret d'application yi. maa ngi koy rafetlu parce que yàgg na ñu ngi koy tàmbali depuis 2011 ba léegi waaye nag man dama ci ànd ak dal parce que Abdoulaye Wade aussi bu mu fi nekkee jotoon na adopté code de la presse bi ci conseil des ministres. waaye bu mu ko yóbbee ci député yi dañ ko bañoon donc mënoon nañu wax ne mooy peut-être que dafa doon wax ne waaye journalistes yi man adopté na waaye bi ma demee ci assemblée nationale dafa bañ àll ko ñëpp xam ne exécutif lu mu fi bëgg a def ci réew mi législatif bi mënu ci dara da koy def. bu ñu déglu kii di rédacteur en chef Sud Quotidien jàpp na ni tàccu gi dafa teel ndax bu ñu xoolee ci mbirum projet de loi yooyu li ci ëpp applicabilité bi moom mooy loo xam ne dafay faral di indi problème applicabilité bi. décret d'application yi foofu moo am solo adopté ko benn baax na dem assemblée nationale adopté ko aussi baax na waaye nañu def tout pour ñu obtenir décret d'application yi le plus rapidement possible. ñu taxaw ci décret d'application yi rapidement ñu voté ñu liggéey ci président daal di koy daal di signé ba nga xam te ne code bi nañ ko mën a taxawal nañ ko mën a jëmmal. naam élection yi ñuy dëppmal moo tax code de la presse bi nguur gi adopté ko journalistes yi ne ñoom gisewuñu ko noonu wante nag ab lu ci mënti am rek seen liggéey danañ ko def na mu waree. xaw na doy waar trop par rapport ak contexte bi nii ndaxte gis nañ que ne à quelques mois à 2 mois moins de 2 mois même ci législative yi et donc ñu bëri mën nañ xalaat que ne état bi daka def. ngir joxe sukkaru koor ngir maanaam am nu mu def journalistes yi daal waaye li mën a wax ba mën ko wax mooy que ne maanaam journalistes yi sont indépendants libres indépendants et xalaat naa ne dañ def liggéey bu mucc ayib. bu nu fàttalikoo ci atum 2008 ci nguurub Abdoulaye Wade la ñu tàmbali woon li nga xam ne moom mooy rédaction code de la presse bile.
Fatou Bintou Konté ñu di ko jaajëfal bu baax sunu gan waxoon naa ko sànq ci ndoxteel li Bakary Domingo Mané la nekk taskatu xabaar gannaaw bu ma la delloo nuyu Bakary Domingo noo gisee tey ji code de la presse bi nga xamante ni jàll bu njëkk la ñuy wax ci conseil des ministres nga nekk taskatu xabaar ban sentiment nga yëg. Sentiment bu ma am mooy dama kontaan lool. Kontaan na le fait que conseil des ministres adopté disons projet de code de la presse parce que xeex bi yàgg na depuis 2009 ñu ngi liggéey ci code bi voilà presque juróom benn at donc ñu ngi liggéey depuis lors yëf yi changé wul mais depuis bu ñu commencé suñu yëngu-yëngal depuis le 3 mai gis nañu et puis j'en profite quoi vraiment pour féliciter tous les acteurs de la presse parce que gis nañu mobilisation bi ñu def te wóor na ma ni mobilisation boobu moo tax vraiment code de la presse tey autorité sénégalaise def ci jéego maa ngi sant di gërëm encore gouvernement Sénégal bu ko def maintenant évidemment il faut ñu wax askan wi que du temps de Wade amoon na code bi demoon na ba assemblée ñoo ko rejeté bi yoon day demaat assemblée mais on prie vivement que député yi voté ko parce que lu tax législative bale passé voté wuñu ko dañu ne disposition bu ñu waxoon dépénalisation moo tax voté wuñu ko boobu léegi dindi nañu ko te incha allah rabi xam naa dañ koy voté et lu gën a important mu gën a am importance mooy dañ koy introduire en procédure d'urgence normalement maximum 2 semaines dañ ko war a voté. dañ ko war a wootee 2 semaines dinañ wax ci décret d'application bi nga xamante ni nekk na jafe-jafe daanaka sax moom la taskatu xabaar yëpp di xaar waaye contexte bi mu amee ci jamono ji ci njeexitalu 12e législature bi maanaam pencum ndawi réew mi fas yéene tëj seen buntu beneen pencum ndaw réew bu bees ñëw ñu daal di def lu ni mel nangu ko ci conseil des ministres niñ ko gisee sànq ci reportage bi ñu ngi naan sax ndax du suukaru koor la ñu jox taskatu xabaar yi. xam nga loolu mënoon nañu ko xalaat mais ñu xalaat loolu ñoo xëy na xamuñu processus bu ñu def ci vraiment ci jéego bu ñu def en ce qui concerne le code de la presse parce que gis nga dañu tasoon ak ministre de la communication ak le secrétaire d'État donc dañuy xalaat ci mbiru code bi après texte bi dañ ko jël yóbbu ko assemblée palais de la République waa palais tamit jël am na ñoo xam ne dañ ko yokk ñu wàññi ko donc mais autorité dañuy newoon nit ñi daal ci jamono jiñ ko amalee nii joué waaw mais autorité dañuy waxoon nit ñi comme quoi c'est au mois de juin que texte bi di dem assemblée donc ñun xam nañu que du suukar koor ñu ko xamul ñoo foog ne dañ ko def pour jox suukar koor lañ jox non au contraire je pense que loolu lu ñu rafetlu la bu nekkee tey bëggoon nañu mu def ko avant mais def nañu ko bi léegi ñu ngi ci législature bi et loolu la ñuy ñun loolu la ñu sant le fait que législature bi parce que fin législature c'est au mois de juin donc balaa ñuy dem ñu voté ko en tout cas loolu la ñu ñaan. ndey bi liggéey nag mooy décret d'application bi. waaw décret d'application c'est vrai wax nga dëgg parce que une chose est de voter le code autre chose vraiment est de parvenir au décret d'application parce que disposition boo gis il faut que mu am décret d'application boo jëlee le statut du journaliste par exemple xam nga dañu ne désormais dañuy soppe mbir mi parce que dañu gis ñoo xam ne la ku bëgg da ngay dugg ci métier bi di comme la neexee donc loolu yëpp dañ koy régulariser yaa ngi déggal mu la wax donc affaire le fonds d'appui et de développement n'est-ce pas de la presse loolu tamit dañ koy régulariser kan moo am accès noo ko mën a am accès ci code ci fonds boobu loolu yëpp décret d'application n'est-ce pas moo ko réglé. décret bi xalaat nga ni war naa mën a gaaw. waaw war na mën a gaaw comme mën na bañ a gaaw parce que décret d'application au moins une dizaine presque 13 décrets d'application la du benn décret d'application donc loolu beneen xeex la et je sais que autorités yi comme wane nañu vraiment benn volonté incha allah rabbi parce que Sénégal moo leen ñor Sénégal moo ñu ñor incha allah rabbi mën nañu egg ci jàmm ci vraiment résultat. ñu dellusiwaat ci code de la presse bi léegi ci maanaam code boobu bu ñu demee ba jëfee ko nga fàttaliwaat ñu rek lan la mën a soppi ci liggéey taskatu xabaar yi wala boog ana lu mën a dooleel ci liggéey taskatu xabaar yi. lu mën a dooleel d'abord mooy nu ñu duggee ci métier bi. gis nga boo nekkee médecin da nga def médecine jàng am sa lijaasa doog a nekk médecin loolu la ñuy def tamit ci wàllu presse bi. il faut que nga jaar école de formation am sa lijaasa nekk journaliste mais ñun yemuñu foofu
la différence avec la médecine c'est que ñun si métier bi dañ ko ubbi au monde universitaire mun nga bañ a def école de formation en journalisme mais boo amee licence quelque part da ngay dem séjourner dans une rédaction comme TFM gars yi jàngal la nu ñu collecter information nu ñu ko traiter boo ko defee ñaar at rek yow dañ lay jox vraiment sa carte d'identité de presse nga xool nga xam ne daal du école de formation kese mais quand même dañu bëgg a tirer le métier n'est-ce pas vers le haut moo tax dañ ne le monde universitaire nañ ko ubbi foofu. deuxième mbir bi boo xam ne daal dafa am solo si si code de la presse bi mooy le fonds d'appui et de développement à la presse gis nga fonds boobu ay milliards lay doon dina permettre. maanaam fonds boobu la ñu bëgg day sax mu remplacer aide la presse daf koy remplacer justement fonds boobu day permettre yow boo créer entreprise ñu permettre la nga def prêt bancaire et en même temps day permettre yow nga investir donc ça signifie que da ngay moderniser n'est-ce pas entreprise bi boo ko moderniser ñi fiy liggéey vraiment dañu gis seen bopp n'est-ce pas si loolu donc fonds boobu dafa am solo beneen mbir mi mooy télévision comme RTS li ñuy wax ak audiovisuel public donc ñooñu tamit dañuy xam nga nit ñi lu ñu xamul mooy RTS télévision boo jëlee ak rajo bi yëpp boo jëlee nu ñu financer généralement la plupart de leurs ressources dañ ko tirer ci publicité te ñun dañu ne désormais État dafa war a def xaalis bu bare de manière à libérer la publicité n'est-ce pas au privé donc ça veut pas dire que RTS dootul am publicité mais lu mu doon am dafa wàññi bu baax. di séddale ko daal jox ñeneen di séddale ko ak vraiment la presse privée yaa ngi dégg la donc am beneen mbir bi mooy la loi sur la concentration. donc Sénégalais dootoo am vraiment ay télévision yu bari ay rajo yu bari ay loolu day dàq. bu ñu élire vraiment bu ñu voté code de la presse bi et bu ñu stampé les décrets d'application. mais Sénégal yaakaar naa ci tolluwaay bi fi ñu toll nii ci wàllu télévision ak rajo xanaa lim gi jéggewul li ñuy wax. waaw mais si parce que da ngay gis fii. benn nit mun na am 3 télé c'est-à-dire que mun na am 3 télé mun na am 3 rajo mun na am ba loolu yëpp loolu la ñuy wax la loi sur la concentration. kon bu boobaa nu ñuy def ndax dañuy. waaw mais justement parce que en ce moment décret d'application bi moo koy réglé yoo xam ne am nañu ba pare naka la ñu war a def loolu yëpp question boobu réponse boobu décret d'application moo koy organisé. donc pour te dire que vraiment que code de la presse bi dafa am solo. donc bu ñu ko wootee dañuy gis njëriñ. beneen mbir également ñu di ko seetlu ci métier tasum xabaar rawatina ak presse en ligne bi ndax bari na lool ay organes ci presse en ligne yoo xamante ne ñu ngi leen ŋàññi xëy na seen façon ni ñuy joxe information seen façon ni ñuy fësalee yenn publication yi ak yooyu. est-ce que foofu également code bi prévoir na pour régler jafe-jafe. prévoir na ko xam nga code bi bu ñu ko wootee. presse en ligne day nekk entreprise de presse même statut lay doon. c'est-à-dire que réglementation bu ñu appliqué ci entreprise de presse moom la ñu appliqué sur entreprise de presse n'est-ce pas presse en ligne. kon boobaa dañuy segg. yaa ngi déggal ma dañu leen obligé jël des journalistes professionnels yaa ngi déggal ma la wax boo posté benn mbir dañu war a xam kan ma ko posté donc et puis en même temps dañu lay obligé ngay réactualiser n'est-ce pas sa information da ngay xool yenn sites yi information boo xam ne depuis le matin ba ñant bi sox moo fi nekk donc dañu lay obligé vraiment de renouveler les informations donc loolu yëpp loi bi prévoir na ko loolu moo tax vraiment code bi am solo lool. lu aju ci benn xam naa sax fa la ñuy jeexalee muy maanaam léeg-léeg yenn daara yi nga xamante ni ñooy tàggat taskatu xabaar yi également daara yooyu également lan mooy seen wàll ci code de la presse bi ndax foofu tamit yaakaar naa war nañ ko seetaat. seen wàllu mooy contenu enseignement yi. xam nga dafa bari lool Dakar ak région yi les écoles dañuy bari lool et da ngay gis yenn écoles yi yoo xam ne daal dañu ne dañuy tàggat ay journalistes mais non tàggatuñu journaliste parce que formation journaliste dafa am matière yoo xam ne mënoo ko bañ a def yaa ngi déggal mu la wax donc code bi réglé na problème boobu dañu ne des écoles dûment reconnues par l'État maanaam ñoo xam ne dafa am curricula le contenu des enseignements dans si battre ba nekk vraiment des enseignements vraiment de qualité.
ñu di ko jaajëfal bu baax Bakary Domingo Mané may fàttali ne taskatu xibaar nga jaajëfal nañu la bu baax a baax ci wisi bi ñu doon wax nag ci code de la presse bi nga xamante ni nii ni ñu ko waxee rek jàll na ca conseil des ministres mu des nag ca assemblée nationale ñu wote ko waaye la ci gën a am solo itam mooy décret d'application bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ndax loolu mooy mën a tax ñu jëfee ko bu baax a baax xibaar yi ñu wéyal ko dem ba fële ci avenue Bourguiba foofee nag am na benn parking bu ñu fa def. parking ba nag ci wàllu ko oto la waaye dañu cay fay ñu ne nag cher na lool muy këru liggéeykaay yi nga xamante ni ñoom ñoo janook parking boobee ndax nee nañ bu fekkente ne seen oto dafa taxaw muy liggéeykat yooyee bu fekkente ne waxtu ak genn wàll la fa taxaw daañu fay lu toll ci téeméeri dërëm loolee nag ñu ne ëpp na waaye la ñu seetlu nee nañ lépp rek acte 3 de la décentralisation moo ko indi Fatimata Ba. machine yi samp nañ ko njëg yi xam nañ ko parking bi nekk fii ci avenue Bourguiba lu yàggul dara ku fi taxawati da ngay fay mu doon ab dogalub mairie Mermoz Sacré-Cœur ñu ko jàngatee nag wuute. dama gis ne c'est trop dafa cher mënoon na revoir tarifam yi mu xool benn montant boo xam ne sax kii na abordable na pour citoyen peut-être dañuy gis ne ñun ñi am yore nañ oto rek mën nañ ko fay te waruñu def raisonnement boobu. kuy ñëw di passer toute la journée di liggéey ci environ mënoo ñëw en 8 heures nga fay ban somme ngay fay bu fekkee 1h30 500 la 8 heures ñaata ngay fay faites le calcul. wax dëgg yàlla mën naa ne baax na de moo tax ne tamit ngay taxaw ci kaw trottoir bi de. baax na waaw loolu doxal réew bu bëggee dem kanam nekkul état bi rek moo ko mën a liggéey ñun suñu bopp ñoom mën a defar seen réew. ci lu jàkkaarloog parking bi entreprise yu bëri bu dee yooyu la entreprise ñu ngi fay taxe yi leen war parking bi waru fee nekk bu ñu sukkandikoo ci liggéeykat bi lee. bu dee entreprise bi nga xam ne moom la ñu liggéeyal fayul amul benn taxe bu muy fay par rapport à ça donc ñun bon war nañ mën a fay mais waaw mais man sama dégg-dégg dafa mel ni entreprise yi am na ñoo xamante ne dañ koy fay maire bi ci wàllu woowu waaw donc suñu fayaatee day nekk ñaari fay. automobiliste bi ne moom ut na pexe bu ñu demee bay fay fi nga xamante ne fi lay garer. Les gens seront obligés de garer en face quoi puisque au niveau de la mairie de Point E il y a pas ces appareils qui sont installés donc on sera obligé de stationner de l'autre côté ou voir au niveau des quartiers environnants. ñu bëri nag jàpp nañ ne li ni mel dafa tukkee rek ci acte 3 bu décentralisation ndax boobule acte moo tax ba mairie yu bëri léegi li leen yitteel rek moo di wër koppar. Fatimata Ba ñu di ko jaajëfal ñooñee moom fay la ñu ne cher na ñi nag jël xaalis la ñu ne mooy jafe-jafe jamono ji ci yenn gab yi mu nekk nag fin du mois bi tombeek ndorteelu koor gi ñu seetlu nag ne yenn ci gab yi nga xamante ne nii askan wa dañu fay jëlee xaalis am na ay jafe-jafe loole nag ñu ne yombul benn yoon Fatou Dieng lañ ciy àndal. ak mbetteel boole ko xol bu jeex. ci suba ba tey Cheikh Sadbou ne mi ngi wër li nga xam ne moom mooy gàpp yi ngir daal di jël ay kopparam. gàpp bi depuis biig ci guddi man bi ñu xëddee ba pare ñëw naa fi après doxul ma wër def tour yeneen gàpp yëpp doxul depuis sànq maa ngi jaabante mais ça ne marche pas quoi. du yoon parce que fin du mois bi passé tam c'était pareil dañu ñëw fii di jaabante di dama ko ñëw xaalis du am wala ñu naan la gàpp bi dafa nekk au service boo duggee ci biir duñ la wax sax lu leer vraiment daal situation bi moom war nañ ko régler quoi. jëli koppar nee ñu ko mënta nekk moom borom njaboot la waaye li muy dund du moom dong kii itam nee na mbir mi dafa dem sax ba jaaxal ko. bon ñoom instant yi nee nañu machine bu bees lañu monté léegi boo ñëwee pour def constatation solde dina la génneel sa solde mais doo mën a def retrait boo defee retrait day rejeter sa carte. voilà nee ñu bon machine bu bees la da ngay soxla sa xaalis dañ lay dagg sa carte gàpp man déjà on me coupe 3350 tous les mois c'est pas normal. loolu moo tax ñu soxla carte. liggéeykat yi di woo ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir mi nee ñu li ñuy dund metti na faaw ñu jël ci ay matukaay ndax léeg-léeg mu andil leen ay loraange. parce que des fois da ngay dem si gab bi fekk par exemple mu panne mu nekk en hors service donc du coup daf lay indil ay jafe-jafe yu mag d'autant plus que déjà da nga am benn carte bancaire bi nga xamante ne ça doit te permettre à tout moment soo amee urgence par exemple il m'est arrivé une fois ma am urgence dem si gab bi pour jël xaalis yóbbu sama doom hôpital il y avait pas gab bi nekk hors service. mënoo yor sa xaalis fin du mois jot nga war a yor sa njaboot su temps wu koor mënoo jël sa xaalis
xaalis mais là moom c'est trop vraiment ak dépense koor ni mu méttee vraiment saa yooyu ñëwee ñun la déedéet nga delluwaat te léegi ñëpp ay carte lañ yor. ak weer bu dee bi fi mu ne nii gàpp yi léeg-léeg saa yoo demee di nga fa fekk mbooloo mu taxaw mbooloo moomee taxaw taxu leen a jël seeni koppar léeg-léeg ñu wër ba tas delluwaat seen kër te duñu mën a jël seenub xaalis. Faty Dieng léeg-léeg ñu wër ba sonn ni nga ko waxee ñu dem ba ca département yu Bignona ak Oussouye wax ci wàllu njàng meek njàngale mi foofee nag ñu gis ni lu aju ci wàllu njàng mi xëy na bu ñu ko doon def ci kàllaama yi gone yi nàmp dana mën a tax yokkute am ci wàllu njàng mi waaye seetlu nañu ne du yomb ay inspecteur yu fare ci wàllu éducation ak formation ca Bignona ak Oussouye ñoom ñoo ko xamle yeggee nañu ko nag kilifa yi nga xamante ne ñëwoon nañu fa doon teewe ay xew-xew ci wàllug daara ya foofee soxal seen département ya leeral yi dañ ci ànd ak Boubacar Diassi Lamine Mandian. jàngale ca l'école ya ci suñuy kàllaamay réew bokk na ci li mën a tax Sénégal doon réew bu émergent ci atum 2035. loolu lu am solo la boo gisee président de la république insisté ci loolu dafa fekk ne dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo émergé ak dëkk yi développé ci seeni kàllaama la ñu leen di jàngal. ñi seeni xel màcc ci jàngale tàggatuwaay it yar doomu aadama te nekkit ñu yor wàllu woowu ci département yu Oussouye ak Bignona daal di dëggal ji kaddu. gouvernement Sénégal am na jéego yu bëri nag yu mu ci def am na expérimentation yu bëri yu ñu ci def te résultat yëpp xamale nañ ne kiy jàng ci làkkam résultat yi muy am bokkul sax moo gën foofu ki nga xam ne dafay jàng ci langue étrangère. ça veut dire que mooy premier résultat yi ñu am. donc ñun fii bu ñu bëggee véritablement booster le système à ce niveau-là fokk ñu am courage dugal n'est-ce pas suñu làkk yi ci système bi. waaye ay gàllankoor waru ñaa mën a ñàkk. difficulté bu ñu am fii Sénégal moo di làkk yu fi nekk bëri nañu ñaata làkk la ñu codifié kan mooy nangu ñu introduire bi làkk bàyyi beneen bi mais loolu je crois que état bi mu ngi ciy wut ay solution je crois que bu amee engagement politique une volonté politique véritablement mën nañu dépasser. inspecteur départemental bu Bignona ak bu Oussouye rotal seeni kaddu gannaaw bi ñu amalee ay xew-xew yu mag ci seeni département te jagleel ko lii di l'école. Boubacar Dias ñu di ko jaajëfal borom kër yi sonn nañu jamono ji rawatina ak soxna yi dem ci marché yi lanu seetlu mooy yàpp yokk na rawatina ak yàpp nag bi rek boo ko jëlee kilo ba ma nga woon kon ci ñaari téeméeri dërëm maanaam 2800 ñeenti téeméer ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk waaye fi mu ne yokk na ba ci juróom-benn téeméer lu aju itam ci kilo foie ba yokk na ba ci ñeenti téeméer loolee nag ñu ne mënatuñu ko ñoom soxna yi ñu ci bari nag ne dara waralu ko lu dul koor gi jaaykatu yàpp yi nag ne ñoom yàpp ba cher rawatina ak fu muy jugee yombatul muy Mali ak Mauritanie leeral yi dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye Mardien. Aïssatou Thiam daanaka wër na marché central bu Wakaam ba mu daj li mu doon jënd si mooy yàpp nag wante bi mu ñëwee liñ ko xamal mooy léegi juróom benn téeméer lay jaar te moo ne bu njëkkoon daañu ko wecci ñeent fukk. munooy wóor ba ngoon ngay dogee ay yeboy loolu moom daa metti waaw dëkk bi neexul waaye foog nga góorgóorlu rek nga def ba mu baax rek jàppale sa borom kër njaboot yi buñ lekkee nga am barke daal bu ñu ko mënoon a wàññil moom wax dëgg yàlla dina baax si ñun trop. Sala Saw moom it bi mu ñëwee ci marché bu Wakaam loolu la fa fekk li mu doon jënd mooy foie wante dañ ko wax ne foie bi ak yàpp nag bi ñoom ñëpp a yam dañ koo yokk ñeent fukki yim ci daan am mu mel ni kenn wecceetu ko. foie de laa doon jënd foie moom de laa doon jënd ñu ne ma 2000 lay jar léegi metti na wax dëgg yàlla yëpp dafa metti. mu mel ni taabal yi yëpp yëg nañu yokkute gi ci njëgu yàpp bi ak foie bi ndax weeru koor bi moo ko waral. am na nag yi jógee Mali yi ñëw indi leen Sénégal di fan yi am problème nag yi kenn benn nag jógewul Mali ñëw fii. te koor gi dafa tombeek yàpp bi yokk mais xam nga moom bu ñu sañoon yaakaar naa duñ bàyyi ba koor gi yàpp bi di yokk mais dafa tombeek manquant di dugg si nag yi comme Sénégal li ñu am ci nag bari lu ci ëpp ay frontière li jóge lu mel ni ay Mali wala ay Mauritanie yooyu lépp ko lay jógee frontière bi laa dégg ne moo am ay problème ak yooyu moo tax nag yi ñëwuñu ba tax na moo tax yàpp bi comme manquant bu amee rek ni nga ko daan jëndi daawoo ko jëndi loolu da nga koy jëndi lépp plus. mu mel ni ku ci nekk ak na nga ko gisee jëndkat yi ci seen wàll ñoom li ñu wax mooy amuñu pexe bu fekkee ñi nga xam ni ñooy jaay ndawal gi fi mu toll nii ña ngay joxe ay tegtal. Sénégal moom
lii seen problème li tax yàpp toujours di fi seer mooy dañoo limité wu ci yàpp xar yàpp nag rek lay lekk am na ñoo xam ne bëy sax duñ ko lekk. ñu di ko jaajëfal bu baax Maymouna Ndiaye màggaluk Marial bu Popenguine ñi ngi koy waajal bu baax a baax matuwaay yëpp nag jël nañu ko ngir bu ñu ca yeggee lépp jaar yoon tomb ren bi nag ci fàttali Maria yaayu Yesu Krista lañu ko jagleel Maria borom jikko bu rafet jikko yu rafet ya Maria doon it royukaay ci wàlluk yar waaye li ci gën a am solo ren mooy daañu fàttaliku tamit tukkib nemmeeku bi nga xamante ne nii Pape Jean Paul II defoon na ko ca barab bu sell boobee mu nekkoon ci atub 1992 dañ ci ànd ak Aïssatou Paye. Mariama yaay éducatrice maanaam kuy jàngale lu baax mu nekk royukaay ngir suñu famille yi ak communauté yi loolu nag la ñu jël mu nekk thème 129e édition bu pèlerinage Marial bu Popenguine li nag buñ ko defee dafa am lu tax dañuy woote ngir ñu dellu ci valeur yi ndax Mariama mu sell mi modèle de vertu la. loolu nekk li am solo ci ñun ndax xam nañu wàll wi Mariama mu sell mi am ci suñu ngëm moom mi di ndeyu Krista bi Yeesu moom mi yàlla tànn musal ko ci bàkkaar ba ci bàkkaaru judduwaale ndax mu doon kii nekk ndeyu Krista bi ndeyu yàlla nekk na royukaay ci ni mu déggalee yàlla ndax moom la yàlla yónnee malaaka bi ko dem yégali ne dootul nekk jabaru Yosef mi ko ñaanoon waaye dina nekk ndeyu Yeesu Krista te mu àggali loolu ba mu mët déggal yàlla denc ci sutura xolam li ko yàlla dénkoon yar Krista bi ci ngëm. waaye nag dafa am particularité ren ji mooy ne dañu nar a fësal visitu Pape Jean Paul II bi amoon ci février 1992. dafa am li ci rax muy ñaar fukk ak juróomeelu at bu ñuy fàttaliku Pape Jean Paul II ñëwoon Sénégal 1992 xam ngeen ne Pape Jean Paul II léegi jàngu bi déclaré na ko ni ku sell. te sellaay boobu la ñu bëgg it jaaree ci moom mu ñaanal ñu yàlla ni Mariama mu sell mi di ñu ñaanale yàlla Popenguine alors xew-xew bu mag bu ay junni nit di tase dafa laaj it mbirum kaaraange dafa laaj mbirum wérgu-yaram. lu toll nag ci 17 000 marcheurs ñi ngi leen di xaar ci pèlerinage Popenguine bi lu toll ci 500 médecins ak i infirmiers am na sax ab espace presse bu ñu aménagé foofu fa ñuy wax la maison des sœurs à Popenguine. Aïssatou Paye guddik laylatul xadr dañu ko màggal kon fukki fan ak juróom lay doon ci weeru juin bi ñu nekk ca Touba Mbacké am na nag ab CRD boo xamante ni nii amaloon nañu ko ca Diourbel foofu it ñu jël fa matuwaay yépp ngir nag bu ñu ca yeggee itam lépp mën a jaar yoon gouverneur bu Diourbel am na nag loo xamante ni wax na ko jëmale ko ci dawalkat yi muy chauffeur si benn surcharge duñu ko nangu ren ji comité d'organisation bi nag di rafetlu bu baax a baax matuwaay yi nga xamante ni nii jël nañu ko ñu teewlu ci Mouhamadou Ndaw ak Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma ci micro Mohamed Jo Diop Talla Samb. dimbali leen ñu si wàllu surcharge xam ngeen jéey yi am at yi yëpp fan yi yëpp d'ailleurs sax mën naa presque at mi yëpp tax na vraiment am gouvernement bi jël ay mesures strictes si wàllu circulation routière et en particulier moom li ñu si wax mooy surcharge moom fu mu amee oto bi dañ koy teg de côté teg ko alamaan wàcc nit ñi delluwaat situation normale. donc loolu benn intervention en général du si marché jusqu'au plus haut niveau benn intervention du si marché. kon guddi googu moom la ñuy waajal muy dëppoo ak le 15 juin 2017 war a nekk bëccëgum ñaar fukki fan ci koor gi nekk guddik ñaar fukki fan ak benn ñu da ko defee ca Touba bi ñu génnee ci CRD bi nit bi sunu xel dal na. ci engagement yi nga xam ne moom la ñu fi jël muy mboolem chef de service yi ak li nga xamante ne bii moo di maire bi kenn ku nekk tënk na li nga xamante ne bii mooy yitt yi nga xam ne moo bawoo ci njaboot gi te rafet nañ jot ci ne comme nañu ko daan defee incha allahu
buñ ci àggee ci kàttanu suñu borom kenn ku nekk li nga xamante ne bi moom nga ci diggee donc mat. yegsi nañu ci tàggat yaram sunu gaynde ndaw yi toog nañu ci coupe du monde bi ñu doon amal atum 2019 sunu gaynde nag def nañu seen juróomeelu tàggatu fële ca Saly la milieu terrain bi Henri Saivet daan na yëkkati ay kàddu di sas nag ay ñoñam li muy wax ci ñoom rek mooy nañu def seen kéemtalaay kàttan ba qualification yooyu nag bu ñu ca lajji benn yoon dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaay yi xibaar lay doon ñi yegsi ci njeexital yi laata ñuy tàggatoo ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak borom jërë ngeen jëf. wotey palum député yi doonaat li gën a fës tey ci yéenekaay yi rawatina tànneef li Macky Sall njiital APR ñeel liste Benno Bokk Yaakaar observateur moom fa mu tàmbalee nay xibaar mooy liste yi seq yëpp jongante yi ñeent fukk ak juróom-ñeenti liste la mu ne yu ay parti mbootaay parti ki indépendant seq Benno Bokk Yaakaar observateur ne Amadou Ba le Macky Sall tànn Ndakaaru ngir jiite liste Benno Bokk Yaakaar nam doxale nag moom Macky Sall ci taxawalu liste yi ab ndëgg sërëx la ko yéenekaay bu groupe Futurs Médias jàppee ci ay ministre am waa Manko Taxawu Sénégal moom yéenekaay bi ne Khalifa Sall dafa akimoo ñeenti poste Ndakaaru yi Idrissa Seck sàmm moomeelam ci Thiès jamono yu nu waree Thierno Bocoum ñu delluwaat ak waa Benno Bokk Yaakaar ak libération ñi mu jàppee nit yi Macky Sall ya di góor di jigéen Amadou Ba ci bopp liste Ndakaaru bi nepp tête de liste boo xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr nga ca Santi Agne Jean Baptiste Diouf ca Louga Moustapha Diop Mansour Faye ca Ndar ak soxna Khoudia Mbaye soxna Lika Ba ca Guédiawaye soxna Awa Gueye ca diwaanu Kaolack Khoureychi Niass bu AFP topp ci moom soxna Aminata Touré yéene kaay bi ne nekkul ci benn liste sale tour à Mimi Sall ba le quotidien binde ko ne santu Macky Sall ndax yéene kaay bi dafa jàpp ne moom soxna si Aminata Touré la mu bëggoon mooy nekk tête de liste wala dara moom soxna Aminata Touré nag day bàyyi APR am déet la tribune ne su toppoo ni militant am di ak i soppeem bàyyi na bu yàgg ndax ñoom ñëpp danoo mer ba futt jamono yi ndax danoo gis ne benn rek joxun ko soxna si ci parti bi dàquñ sax yooyee militant wote contre Benno Bokk Yaakaar ngir wan Macky Sall ne bëggunu te Vox Populi it yenn kàddu yi jege ñaale yi soxna Aminata Touré yu mer ba futt jàpp ne ñaareel bi yoon nag ñuy war seen njiit ne nañ sax moom soxna si dina wax su wax jotee enquête lu jëm ci ñàkk tabbug soxna Aminata Touré gis ne li ko waral benn Macky Sall mënul woon forcé ko waa diwaanu Kaolack nga xam ne soxna Mariama Sarr nga fa mu nar a doon kon saafara bu faf jur jàngoro rawatina ba diggante ñaari soxna yi melul népp mburokum soow Macky Sall su dee Ndakaaru it enquête ne mënul woon it jël risque tabb ko soxna si fii ci capital bi nga xam ne ci wotey gox-goxaat yi Khalifa Sall ak taxawu Ndakaaru ko fi daanoon lu ci mën di am yéene kaay bi ne ay militant soxna si lu nu bëgg jamono yi du leen lu may soxna Aminata Touré abal waa APR seen parti yeneen i tànneef yi Macky Sall ci enquête ba tey Siré Dia mi mu tabb ci diwaanu Thiès mu gënal ko Thierno Alassane Sall Touba Mbacké yéene kaay bi gis ne Macky Sall dafa jiitu wax ndombo Khalifa Sall ndax donte Abdourahmane Mbacké Gaynde Fatma di président communication culture ci organisation màggal gi ku jege lool Khalifa Sall moom président Macky Sall fexe na ba mu jege ko ñëw ci moom mu tabb ko nepp tête de liste Benno Bokk Yaakaar ca Touba liste yi nag ak tere gi fi Macky Sall njiital APR tere woon képp ku taxawal sa liste bopp Vox Populi ne que njëkk a wadd ci mbir mi mooy Ibrahima Abou Nguet moom mi nekkoon directeur de la construction dafa teggi ndigal taxawal liste boppam ci ëllëg sa 24 heures après président dàq ko ne directeur de la construction ci Ndakaaru Les Échos ne ginnaaw tabbuk Amadou Ba ne tête de liste yaakaar bu tas la nar a doon nag ci Abdoulaye Diouf Sarr soxna Aminata Touré yéeni kaay bi dafa laaj ne ndax day bàyyi APR coalition Wattu Sénégal di PDS ak ñi mu àndal Les Échos jàngat ba mu ci def mooy njiit yi dañoo daw làqu ji ci liste nationale ba Oumar Sarr Kessé mooy ki dem jongante ji ci départemental gi Pape Diop ñu ne dafa daw xeexam Ndakaaru bi Abdoulaye Wade nag ak juróom-ñeent fukkeelu atam ak benn nag li kenn comprendre lu waral muy duggati ci xëccoo politique fii ci Sénégal Oumar Sarr ci direct info di ci indi leeral mu ne li ko waral mooy Abdoulaye Wade kàngam gi mu doon symbole bi mu doon direct info mel ni ku naan waaw ci yooyu jamono ana fu doom jënne Karim Wade yéene kaay bi nag jàppul ne Karim Wade libre na ba tey yeneen ni élection naam liste législative yi nëbb ko mooy élection nattam central syndical yi Sénégal enquête ne CNTS bu Mody Guiro gàddu na ndam li liggéeykat yeneen di ñu yëngu ci wàllu tasam xibaar la Soleil ne code de la presse bi ngir gën a sellal gën a dooleel métier mi conseil des ministres démb nangul na ko métier moomee projet de loi mu war a des kon ak jaaram ci kanamu assemblée nationale le quotidien jàpp ne président suukaru koor la jox démb média yi sport gi ak football bi stade yéene kay Sénégal ak junior am U20 yi tey seen digg ak Mexique ci suba si ngir mën a jaar fa seeni mag jaaroon 2002 mag
ñooñee nag di waajal match seen digg ak Guinée équatoriale stade yéene kaay ne Diao Baldé Keita du ca bokk li ko waral dib gaañu ci wóom ba wàllu lamb Gris Bordeaux Balla Gaye 2 benn fan ci weeru janvier 2018 sunu lamb jàppe ko combat dernière chance leneen ci sunu lamb Balla Diouf mi wax ci carrière am bàyyeegul lamb mu ne système bi CNG doxale nag dafa jàpp ne mooy nësaxal arène bi Jeylaani Puy mbër meneen ma nga yëngu moom ca Suisse jàpp na sax ne bokk na ci mbër yi fa gën a xereñ foofu ca Suisse romande Jordan moom mu ngi fii ci Ndakaaru sunu lamb ne ñaari défaite ñaari saison blanche mu mel ni kon yëf yaa ngay gën a dëgër ci moom Jordan. du Mohamed Ndiaye waaye doyen El Hadj Assane Gueye moo ñu doon yeggee xët yu njëkk yu yéen i kaay ñu koy jaajëfal bu baax doyen mbokk yi yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti rédaction bi dig na leen daje 19h ak 20h ci yeneen jotaay xibaar jërë ngeen jëf.